mbokk yi bisimilah ci xibaaru marax yi la ca gën a fës bokk na ci ñeenteelu conférence bu bassin sédimentaire ci njiitu réew mi Macky Sall daal na cee ndërmeelu nag dellusiwaat ci code gazier bi mbirum pétrole beeg gaz bi waaye contenu local bi nga xamante ne ci gis-gisam li ko tax a jug bokk na ci dooleel entreprise locale yi ñu gis seen bopp ci wàllum pétrole beeg gaz bi waaye it ndaw yi mën a amub xëy. yoonal Amnesty International RADDHO Ligue sénégalaise des droits de l'homme ak article 19 ñoo joxante seen loxo ngir xeex ak yelleef tey jii nag ñu doon àddu ci mbirum Guy Marius Sagna gis ne teg loxo bi ñu ko teg loxo mbirum politique da cee làqu te it loolee dafa war a dakk tefesu Cap Manuel nag tey fa la ñuy yóbbu gëstu bés bi boobu lépp tefes nag la ñu fa nemmeeku mooy ab mbalit bu ne xuus mu nduroog sax mbëbës waaye boobu lépp mbalit nag dafa wuteek loole mbalit yi ñuy faral di nemmeeku mbalitu hôpital la ndox yu mel ne seringue la kay yi ni mel loolee lañu fay daal di fekk gàllankoor yu bëri rawatina ci wàllum wér-gu-yaram beneen bi ci wàllum alam gi mbokk yi ponk yi loolu la daan ci doftal xibaar bi ci réew bu ngeen taxiloo ñu daal di koy faram-fàcce. mbokki bisimila ci xibaar yi nu ko junjee lañu koy dooree ak ñeenteelu sommet bi ñu dakleel bassin sédimentaire ñu daal di ko ubbi tey jile ci Ndakaaru ci njiitu réew mi Macky Sall ci noonu nag daal dina dellusiwaat ci code gazier bi waaye it ci wàllum contenu local nga xamante ne jubluwaay gi mooy gën a dooleel waaye it yaatal ñi nga xamante ne ñooy entreprise locale yi ngir ñu gën a am taxawaay ci pétrole beeg gaz bi ñuy jot léegi tey ñu daal di koy tàmbalee jëfandikoo ci réewum Sénégal waaye ndaw ñi te suñu benn yoon ginnaaw ci boobu lépp contenu local Abdourahmane Ly ma nga woon ci conférence ba reportage. daanaka toll na ci benn ayu bés ñuy waxtaane lépp lu jëm ci pétrole ak gaz fii ci Sénégal gannaaw daje beek experts yi code gazier bi ñu coppar ñi voté ko ci assemblée nationale tey ji leen njiitu réew mi Macky Sall di jiite ñeenteelu sommet wu bassin sédimentaire MSGBC bu ñu sukkandikoo ci moom di njiitu réew mi mbir mi ngi am ci jamono ju spécial. Il se tient à un moment où ndaje bi ñu ngi ko ubbi ci jamono boo xamante ne ni am na ay jéego yu bëri yoo xamante ne ni def nañ ko ci wàllu pétrole bi ak gaz bi am na ci yenn yoo xamante ne ni ñu ngi koy saytu jamono ji am na ci tamit yoo xamante ne ni daanaka commencé nañ koo développé. En décembre 2018 de la décision finale d'investissement. ndax bu ngeen fàttalikoo ginnaaw bi ñu xaatimee benn contrat bu njëkk ci décembre 2018 fi ñu toll nii mën nañoo wax ni mbir yi mu ngi ci yoon ginnaaw bu ñu amee tamit ab lëkkaloo ak li ñuy tuddee GTA mën nañoo wax ni xaatim nañ suñu ñaareelu contrat boobee jëm ci Sangomar te mën naa wax ni ñaareelu projet boobu projet la boo xamante ne ni 100% sénégalais la. Projet 100% sénégalais a entré en phase de construction. bassin sédimentaire boobule di MSGBC dafa am solo gu mag ngir Sénégal mi ngi tollu diggante Mauritanie jàpp Guinée Conakry ba noppi njëriñ li sakkan loolu. daanaka benn bassin la donc lu ñu gis Mauritanie ci xam-xam mën na jëriñ ñi nekk Guinée Conakry loolu mooy njëriñ li lu ñu gis Conakry aussi mën na jëriñ ba nekk ci Mauritanie moo tax at mu jot bu ñu toggee waxtaan suñu biir évolution yi mooy résultat yi ñëpp am. bu ñu ko xaajoo ku ci nekk dina ci yokkute boobu nag moo waral ñu ànd ñun ñëpp di taxawal ndaje mu mel nii pour sokkante ay xalaat. ressources naturelles yi askan wee ko moom mu di mbir bu njiitu réew mi fàttali ak loi bi jëm ci contenu local muy loi bu bokk ci matukaay yi nguur gi jël ngir gën a dëgëral li jëm ci wàllu yoon jëm ci ressources naturelles yi. Mon ambition à travers cette loi sur le contenu local. sama mbëbët ci code bu bees bi mooy fexe ba entreprise yi nekk fii ci Sénégal gis ci seen bopp bu baax a baax waaye tamit fexe ba jox ñi nga xamante ne ni ñoo di ndaw ñi liggéey mu doon benn liggéey boo xamante ne ni bu am qualité lay doon te doomi réew mi ñoom ñoo koy daal di def. Sur toute la chaîne de valeur du secteur. beneeni loi jëm ci séddale lu ñuy jëriñoo ci exploitation pétrole ak gaz loolee ñu ngi koy wàcc balaa ñoo yegg foofu nag ay appel d'offres internationaux yëkkati nañu ko jëm ci 12 bloc pétrolier wu Sénégal yu libre jamono ji.
Abdourahmane li ñu wax ci wàllum kaaraange Dakar Kaolack ak Touba takk der yi daal nañu yëngu bu baax ci guddi gi ñu génn ci noonu nag daal nañu teg loxo lu tolloo ko ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeenti doomi aadama ñoom nag lañ leen tegee la tax ñu teg leen loxo bëri na bokk na ci dawal ca anam gu jaarul yoon waaye it dawal te ànd ko sa sago nekk ci mbedd mi di def na ko sul dul noonu wala sax ñu yore sinébar ñaari téeméer ak juróom fukk ak ñaar ci ay pièces yi teg nañ leen loxo téeméer ak fanweeri ndaamaar naka ni mel ñeent fukk ak juróom ci ay moto yu ñu doon dawal it arrêté nañ leen ci mbirum yamba bi nag lu tolloog 1 kilogramme yu toftal juróom-ñett fukk loolu it daal nañ koy teg loxo mbir yi nag mi ngi amoon ci guddik démb gi. ñu desandi ba tey ci wàllum kaaraange bi la yoon nag addu ci ñi wooye ASP boo mooyul nag juróom-ñaari junni ci ay agent de sécurité de proximité daañu leen yeewi ci weeru mars bi ñu dëdmal la ko sooke nag bokk na ci seeni contrat ñaari yoon gannaaw ba ñu ko renouvelé mbir yi nag ñu yokkoon ko loolee war a jeex ci weeru mars bi ngir gën ci ami leer nañ ci déglu Biram Faye moom mooy njiital ASP directeur général bu agence de sécurité de proximité mu gën a andi ay leeral ci mbir mi ci jokkoo mag Mohamed Kandji. ñeenti at la seen engagement war a durer ñaari at li ñu war a def ñu xayma yokkal leen ñaari at bu fekkee am nañ résultat bu ñu seen doon muy ñeenti at ñoom def nañ ñeenti at bu yàgg président moo leen yokkal ñaari at ci coobare boppam donc normalement fi léegi weer wala ñaari weer ci lañ war a jeexal muy ñaar fukki fan ci wàllu mars waaye waxtaan wi jamono ji ñu ngi koy amal bu baax pour jox leen ay perspective maanaam yoo xam ne dina jéggi sax lu ñu doon xalaat ñoom ñun ñu ngi xalaat en tout cas pour jëmbal kilifa yu mag yi muy suñu ministre Aly Ngouille ak njiitu réew mi ay proposition yoo xam ne dina am solo dina jéggi sax la xale yi doon séntu ndax ay ndaw lañ yoo xam ne dañu jox seen maanaam dañu joxe seen bopp addi askan wi lu toll ci juróom-benn weer ci fànn yëpp ci gox yëpp. ci jamono boo xamante ne ni violence bi ak faat bakkan yi bëri na fii ci Sénégal ak insécurité bi est-ce que moment bi mal choisir uñ ko ngir libérer ay agents. ñu ngi waxtaan pour xam lu ñuy def di fàttali aussi que même bu ñu leen waroon libérer aussi dañuy jëlaat ñeneen principe bi mooy ñu libérer leen jël ñeneen mais dañ leen yéene leneen lu ëpp lu gën loolu. ñu desandi ba tey ci wàllum kaaraange gi utali ca pooru Ndakaaru ak téeméer ak ñaar fukki kilo sinébar ñu tegaat loxo loolu nag du yees dafa nekk ne dafa làq woon waaye ca saisi bi nga xamante ne amoon na ci ay jamono yi ñu génn ki ko xam ne nag mooy njiit la di Aboubacar Sadikh Bey directeur général bu port àdduna ci micro Cheikh Hassana Fall. fi jàppoon la rek moom moo nekk ba léegi xëy na am na yu nekkoon ci coin yeeg recoin yoo xam ne nit ñi ñu ngi koy gis. benn bateau bi la ba léegi et amaguma détails yi nag pour mun ci wax lu sori. tey wane ne rek port de Dakar ni mu yaraaxe woon xëy na yaraaxewul noonu toujours et que lépp lu nga xam ne ñi ngi fay def lu ko sudul noonu am nañu service yoo xam ne ñi ngi def ba nga xam ne dootul yombee noonu mais. ñu wax ci leneen ñeel wàllum yoon ak kuréel yi nga xamante ne ñoo taxaw di xeex ak yelleefi doomi aadama ñoo doon ndajeek way taskatu xibaar yi ñoom nag àddu jëmale tey ci mbirum Guy Marius Sagna mi nga xamante ne caabi da koo féete ginnaaw li ñu gis nag mooy mbir mi politique da cee làqu te seen xalaat ba tey mooy Guy Marius Sagna dañu ko bëgg a tënk dakkal lépp loo xamante ne mooy yëngu-yëngu te mu ko doon amal li ñu bëgg nag mooy ñu yemale mbir mi ci réew mi Mame Abdou Guèye Kassé. si ñaar fukki fan ak ñeent bi Guy Marius Sagna def na ñaari weer ci kaso bi moom nag ñoo ngi ko téye fi nga xam ni moom mooy camp pénal ca quartier de haute sécurité bi nga xam ne nag prisonnier yu gën a dangereux yi nañ fay téye loolu nag ki ko xamle rax ci dolli di ko ñaawlu moom mooy Seydi Gassama moom directeur exécutif bu Amnesty International section Sénégal di tuumaal yoon ni dafa def lépp lu mu mën ngir daal di taqal ki nga xam ne moom mooy Guy Marius Sagna rébellion. Si vous ne le saviez pas, Guy Marius Sagna est détenu dans le quartier de haute sécurité du camp pénal. bu ngeen ko xamutoon kaay ma wax leen Guy Marius Sagna ñu ngi ko denc ci benn quartier haute sécurité boo xamante ne ni band yi gën a mag foofu lañ leen tëj ca camp pénal ñaari weer a ngi nii juróom-ñaari nit rek ñoo ko daal di seeti loolu nag moom jaarul yoon ndax dañoo def seen kéemtalaay kàttan ba daal di koy collé motif bi ñuy wax rébellion. Et celui qui est encore en prison, on s'est débrouillé pour lui coller une charge supplémentaire, celui de rébellion. jàpp bu ñu jàpp Guy Marius Sagna leneen lalu ko lu dul politique
luñ si jublu nag mooy daal di briser moralam ngir su ko defee suñ ko bàyyee dootul diriger yi li nga xam ne rek moom mooy dox ñaxtu yi. Donc l'instruction n'était qu'un moyen pour le maintenir en prison. instruction bi yëpp ñun xam nañ ni ay pexe la rek ngir tee ko ci kaso bi tey jii ñun ñëpp gis nañ ni dañ koo bëgg a garder foofu mu nekk daal di tëj làmmiñam ba du def doxu ñaxtu yi mu doon def. De le casser moralement, de le casser mentalement en espérant que quand il va sortir, il va arrêter de diriger toutes ces contestations. njiitu Ligue sénégalaise des droits humains moom tamit daal dinay ñaawlu li nga xam ne rek moom mooy jàpp bu ñu jàpp activiste bi fare ci FRAPP France Dégage moom maître Assane Dioma Ndiaye di wax ni nag li koy firndeel mooy juróom-ñaari co-détenus yi nga xam ne nag bàyyi nañ leen te fekk ñu ngi leen jàppee pour les mêmes raisons. Si vous arrêtez ce groupe, mais vous ne pouvez pas libérer les 8 ou les 7 ou et maintenir un seul. mënuñoo arrêté juróom-ñetti manifestant bàyyi juróom-ñaari téye kenn ki loolee day loo xam ni mën duñ ko mën a nangu ci réew moo xam ni démocratie ak constitution ak li nga xam ne mooy convention internationale yi ñoo may nit ñi sañ-sañ ngir ñu mën a wax li leen naqari loolu rekk la du leneen askan wi bëgg ñu dégg la ñi daal di tànn bërëb bu ràññeeku ngir mën a yuuxu ñu dégg leen. Eux, dans le cadre de leur stratégie de communication, pourraient être beaucoup plus efficaces pour relayer leur prétention ou en tout cas leur doléance. Amnesty International, RADDHO, LSDH ak article 19 ñoom nag ñoo ngi sàkku ñu daal di bàyyi ki nga xam ni moom mooy Guy Marius Sagna mu mën a ñibbi si njabootam li mu gën a gaawee. kuréel yi nag fare ci société civile bi ñoom nag ñoo ngi wax ni dañuy xeex pour li nga xam ni moom mooy état de la démocratie ak tamit liberté d'expression ndaxte ñoom ñi lay jàpp nañ ni ci réew waruñu jàpp kenn rax ci dolli waruñu noot kenn parce que rek dafa wax li mu xalaat. bu fekkente ni Guy Marius Sagna moom mu nga ca Rëbës ña mu bokkal nag kuréel gi di ñoo lànk ñoom ña ngay wéyandi seen liggéey di séddale ay xob ngir wane ni yokkute fu courant bi jaaduwul ñu xëyoon nag dem ca daara ju mag ji di université Cheikh Anta Diop ngir amal fa li ñu mel ak ndongo yi waaye mbir mi nag mujj la antu ndax takkader yee mujjee ñëw génne leen ca boobu lépp daara xëccoo sax jot na am ci seen diggante Boubacar Dieng Bara Sow it ña nga fa woon. La version wolof monsieur le président sous peine d'être dispersé. ay jàppante am ci diggante way takk der yi ak ñi nga xam ne ñoo bokk ci collectif ñoo lànk ci buntu université Cheikh Anta Diop bu Dakar waa ñoo lànk woote woon ab ndaje buntu direction du COUD waaye ñoom ñooñu le ci buntu université bi la ñu mujjee te foofu le sax way takk der yi dañ leen fa fekk. Nous étions ici aujourd'hui pour rencontrer nos. Mais c'est pas une mais on a le droit de nous adresser à la presse ici, les citoyens. Ici c'est un milieu public, c'est la voie publique en plus. Et aussi c'est la force de l'université c'est Anta Diop. gannaaw jàppante bi amoon Pape Abdoulaye Touré bokk ci collectif ñoo lànk dellu si li waraloon ñu woote. te ci biir point de presse bi yëgaloon nañ suñu mbokk étudiants yëpp yëgal askanu Sénégal yëpp que collectif ñoo lànk national bi nga xamante ne le coordonnateur moo nekk nii. di Aliou Sané dañ ñoo joxoon seen feu vert que ni tey mercredi 29 janvier dinañ fi ñëw def comme nu ñu def ak les autres partis politiques def comme nu ñu def ak SOS consommateur ak les autres couches sociales. ci gis-gisu ñi nga xam ne ñoo bokk ci ñoo lànk mbir mi dafa am kumba am ndey ak kumba amul ndey. te étudiant kenn mënu koo génnee ci peuple sénégalais bi parce que pour rappel nous sommes d'abord des citoyens sénégalais dignes de ce nom avant d'être des étudiants. su fekkee ni ñoom dañoo am ay étudiants yu leen di campagnal ci biir université bi ba suñuy distribuer flyers muy waa maire mouvement des élèves et étudiants républicains nga xamante ne barki Dembo Ndiaye ñu ngi woon ci campus social bi di distribuer seen i flyers média bi topp leen donc ñun ñii nga xamante ne ñun dañ ne société civile ni ñuy bokk ñun dañu ne suñu combat yëpp suñu action yëpp dañ koy daal di viser fi nga xamante ne mooy combat citoyen yi donc ñun tamit waroon nañ ñoo mën a yemale ak ñoom seeni étudiants loolu li ñuy ñaawlu mu nekk 2 poids 2 mesures. waa ñoo lànk gën a dëggal seen bopp ne dinañu wëyal bile combat loolu le tax ñu distribuer li nga xam ne moo di ay flyers ñii di étudiants yi waaye itam woote benn marche boo xam ne nii ñu ngi déparé rond-point bu université Cheikh Anta Diop bu Dakar wutali rond-point bu poste Médina doxub ñaxtu boobu sax ñu ngi koy amal aljuma ji fanweeri fan ak benn ci weeru janvier.
ñu wax ci leneen ñeel wàllum alam geek coppiteef jaww jeek njeexital yi mu jur bëri na ci nag gàllankoor yi nga xamante ne moom la jural ñi di baykat yi tax na ñu ëpp ci ñoom daal di soppi doxalin ñu jëm nag ci ñaari bëccëg fanweeri fan ak benn ci weeru janvier bëccëg yoo xamante ne nañ ko jagleel wàllum alam gi di péko agrologie ci noonu nag tey jile kuréel gi doon daje koy taskati xibaar yi ngir gën leen faram-fàcceel mbir yi yaatal leen waaye coppiteef jaww ji ni muy yàqee alam geek ni mel Moustapha Gabar Diop Moussa Fall. ay at yu bëri yaa ngi nii baykat yi ONG yi ak chercheurs yi di ut ay yoon ngir assurer suñu souveraineté alimentaire ñu bari jublu ci li ñu duppee agroécologie ngir askan bi xam li mu doon ay taskatu xibaar dañ doon sensibiliser ci wàllu agroécologie. L'avantage c'est que ça permet de régénérer les sols. njëriñ li moo di day may temps suuf si ngir mu defarwaat mu bañ a itam jëriñoo engrais wala lenn luy produit chimique loolee lépp nag am na njeexital wala sax ñu ne njëriñ ci suñu wérgu yaram ñun nit wante itam mala yi ak it li nga xamante ne moo di garab yi. La santé humaine, la santé animale et la santé végétale c'est tout cela l'agroécologie. ngir agroécologie mën fee yàgg faw rek ñu régler problème mu ku moom suuf si. Si nous n'avons pas le contrôle de nos terres, si un paysan n'a pas le contrôle de sa terre. bu fekkee ni béykat bi mënul contrôler suufam du sax xalaata investir ngir defaraat suuf si mbir boobu du tax ñu engagé wu lu yàgg bu boobaa liggéeyam ci diir bu gàtt lay doon dañuy utiliser engrais ak ay produits chimiques delloo njëgi te pare ci. On travaille à court terme et le court terme c'est d'utiliser des pesticides, c'est d'utiliser des engrais pour produire beaucoup et en finir. ay thématiques yu bëri yoo xamante ne taskatu xibaar yi ñoo ko war a jottali askan bi. Donc il faut que la presse arrive. média yi war nañ ci taxaw bu baax ñoom ñoo war a wane ni population yi ñu ngi liggéey di jéemut ay solution yi nga xam ni gouvernement bi mun na leen ci jàppale ngir dimbali ñëpp. Pour que l'État change bien dans l'intérêt des populations. ñetteel édition journée agroécologie mu ngi am ci 30 ak 31 janvier bile. ñaareelu pàcc xibaar yi biti réew lay nekk ñu ànd ci Cheikh Sall. xibaar yi biti réew yi dañ koy door ci république démocratique du Congo fukk ak juróomi doomi aadama di ay civil ñàkkati nañu seen bakkan ci région bu Beni ginnaaw ay cong yoo xamante ni bi groupe bi tuddee ADF ñoo koy def force démocratique alliée di ay faatu yoo xam ne ñu ngay am nag ginnaaw boo xam ne song nañu yeneen ñetti village yoo xamante ni bi ñoo nekk foofu si diwaanu Beni ñi nga xam ne ñoo ko def ba léegi di waa ADF di ay pataata yoo xam ne ñu ngay wéy nag ginnaaw ñaari ayu bés yoo xam ne def nañ ko ginnaaw bu ñu songee dëkk bi nga xam ne moo di Médina nekkoon quartier généralu armée bi nga xam ne moo di armée congolaise FARDC xibaar yi nga xam ne moom la ñu mujjee jot nekk ñu ngay joxoñ baaraamu tuuma lu toll si ñett téeméer ak juróom fukki civil yoo xam ne faat nañu leen ci ñaari weeru njeexitalu atum 2019 te loolee lépp nag ñu joxoñ ci baaraamu tuuma waa ADF. téeméeri junni yoon déedéet mooy tontu bi nga xam ne moom la président bu autorité palestinienne Mohamed Abbas daal di tontu ki nga xam ne moo di Donald Trump ginnaaw bi nga xam ne am na ab planu jàmm boo xam ne moom la leen proposé di kàddu yoo xam ne nag ay téeméeri palestinien jël nañ ko def ko kàddu ko bañukaay benn bis rek ginnaaw bi nga xam ne moom Donald Trump annoncé na li nga xam ne moom la duppee ab plan de paix foofu sa Moyen-Orient dafay mel nag violence ba dooraat na ak fipp yoo xam te ne bii moo am sa mbedd yi Bethléem foofu ci diwaanu Cisjordanie ay fukki ndaw wàcc sa mbedd moo ñoom ñëpp nag di ñaxtu jël ay doj ji ko sànni ñi nga xam ne ñoo di takk der ya ginnaaw bi nga xam ne ñu ngay ñaawlu bu baax a baax kàddu yooyu nga xam ne moo jige sa Maison Blanche ndax plan bu réewu Amérique nag dafay mel ni dafay gàntal dellusiwaatub ñi nga xam ne ñoo di ay palestiniens foofe sa vallée bu Jourdain fi nga xamante ni bi nag daanaka mu ngay nekk sa wetu bande Gaza te si googalee pàcc nag lu tollook 2 millions palestiniens ñoo fay dund ñoom ñëpp nag ñu ne kàddu yi jóge sa Washington du jàll. delluwaat si réewum Chine ak jàngoro ji nga xam ne sonal na leen commencé bal nag jëm si àdduna wërngal kàpp di coronavirus bi dafay mel ni nag ñi nga xam ne ñoo di kilifa yi réew ma ñoom dañoo janoog ñaani mbir saafara jàngoro jooju nga xam ne mu ngay commencé bal waaye tamit sàmm seen ab der ak image bi nga xam ne moom moo nekk si àdduna bi yëpp waa Chine nag war a taxaw bu baax a baax gën a waran seen dëgër lay ginnaaw bi nga xam ne lu toll si ay millions ngi doomi aadama tëj nañu leen si moom les réew ñoom ñëpp nekk si résidence armée bi ñu daat koy déployer ñaari l'hôpital yoo xam ne ñu ngi koy taxawal si fukki fan képp Chine mel ni mu ngay wane dooleem bu baax a baax si wàllum faagagal jàngoro ji nga xamante ni bii faatagul na lu toll si
téeméer ak fanweeri doomi aadama lu toll si junni tëdd sa l'hôpital ya nekk loo xam ne nag war nañ ko saafara nu mu gën a gaawee ginnaaw boo xamante ni bii gis nañu ne googule jàngoro mu ngay commencé ball di law si àdduna bi te ñoom nag war nañoo sàmm bu baax a baax seen image bi nga xam ne moom la ñu amee si àdduna bi ñëpp jàpp ne Chine dëkk bu mag la te dëkk bu mag la war naa mën a taxaw jàngoro yu ni mel tax ñi nga xam te ne bii it ñoo di kilifay réew ma bëgg see xar seen tànk tubéy ba lépp loo xam ne it war na ñu daat koy def ginnaaw boo xam te ni bii jàngoro ja wal na balaal dëkk bu mel ni France Japon Thaïlande ak Sri Lanka dem na si diwaanu Allemagne ak fu mel ni États-Unis Berlin Washington mel ni nag jàngoro jaa ngay gën a wasaaroo si àdduna wërngal kàpp tax yooyu lay kilifa war a xal seen tànk tubéy mbir mi gën a gaaw. yegsi nañu nag ci gëstu bés bi ma nga ñuy yóbbu ba ci tefesu Cap Manuel boobu lépp tefes nag daanaka dañu ko mujjee soppa ñi def ko sottikaayu mbalit waaye nag bile mbalitu hôpital la ca ban hôpital lay jugee mu nekk ab palaaj wu samp ak lu mu ci munti doon li mu mën a jur ci wàllum njeexital bëri na ba ca njëkk ñeel wàllum alam gi beneen ba di wàllum wér-gu-yaram ndax mbalitu hôpital ku ne xam ne la ca ëpp jàngoro lay faral di jur Boubacar Dieng baax a saw boo taxawee ci kaw jal bi nga am gis gu rafet lool ci plage yu Cap Manuel bi waaye boo wàccee ci tefes gi ñu tuur fa mbalit yu jóge ci l'hôpital yi mbalit boobu sax ñu mën see ràññee ay piqûre ay poche de sang naka noonu ay flacon yu am sérum ci lu toll ay téeméeri mètre yenn ci mbalit yooyu sax jóge ci l'hôpital yi jot nañu ko lakk. semaine bale maa ngi àndoon ak benn journaliste européen bu ma contacté woon parce que maa ngi géré benn page Facebook bu tudd la météo dakaroise de Riyad dafa bëggoon ma waxtaan ak moom ci environnement kon maa ngi doon def circuit ak moom fii ci biir Dakar te dama xalaatoon benn xarit bu ma ne woon gaa hôpital fii yaa ngi sandi ay mbalit ci tefes bi kon ñëw naa fi ak moom ci kaw te dañu jaaxalewu parce que dañu gis foofu ay mbalit effectivement ay mbalit mais du façon mbalit normale façon mbalit boobu ay seringue ay puso de maladies infectieuses ñoo fa nekkoon ci conteneur bu jaune d'ailleurs benn docteur moo ma woon après mu gis photo bi mu ne ma conteneur bi foo ko gis ma ne ko ci tefes géej bi laa ko gis mu ne ma loolu c'est pas normal parce que loolu normalement incinérateur la war a dugg loolu c'est interdit par la loi ñu sandi fi ay seringue ci géej. nan ak naka la fa mbalit yi yegsee kenn xamu ko waaye li am ba des mooy ñii di waa l'hôpital Le Dantec fan yi ñu génni ñu ngi doon wax ni lii di seen incinérateur dafa panne lile tax soupçon yu bari jëm ci ñoom. xam ci réseau yi nit yaa ngi wax que hôpital Le Dantec mooy sandi le maximum fii ci géej bi en tout cas tey dafa am ñu ma wax ñu ñëw foofu ci kaw que hôpital bi sax wax na ko que waaw mu ngi sandi fii parce que incinérateur moom dafa yàqu. bon incinérateur bu yàqu da nga koy réparer de 1 de 2 su sa incinérateur bi dafa yàqu loolu jox la droit nga ñëw sandi fii ci géej di gaañ nit yi di gaañ tamit environnement bi. góor gi nga xam ni at yu baree ngi nii mu dëkk ci kaw montagne bile saa su jot mooy lakk mbalit mi nga xam ne moom la fa l'hôpital yi di tuur waaye buy def lu nu mel du sol gant du sol masque te itam xaaru ci benn payoor. yàgg loolu depuis suñu jamono maam yi la woon dafa yàgg parce que ñoom amuñu pexe ñoom bu ñu paree rek seen xel géej lay dem nañ ko sànni géej parce que bu ñu amoon pexe duñu ko sànni géej mais bu ñu ko sànnee géej man mi fa nekk man tam fi ma nekk noonu te yàlla teg ma nekk foofu man du ma seetaan foofu mu salte faaw ma defar ko mu set par bu defar ko ma jaamu sama borom man ma set ma tane sax bu fekkee wéruma lool sax. si bu ñu yëgee mbir mi këru jëwriñ ji ñu dénk wàllum alam gi ak brigadam wàcc nañu ci tefes gi ngir ñëw xool ci li fi am ñoom ñooñu li sax dafa mel ni li ñu gis da leen bett waaye ci xaarandik résultat yi génn ci l'enquête bi nappkat yi ak ñi nga xam ni sax dañoo am cofeel ci lii di napp di wéy di sànni seeni caas ngir am yaakaaru jàpp jën yi nga xam ne dañuy wut ci lekk ci tefesu Cap Manuel bi nga xam ni ñu ngi fiy tuur mbalit biy jóge ci l'hôpital yi. Boubacar Dieng sant nañu lay gërëm la bu baax ndax jën yooyee nag wóor na ab lekk ci wàllum wér-gu-yaram mu nekk ab laaj bu ñu samp jaajëfal leen 19h45 seen ngeen ñëw andi leen xibaar yi ci kàllaamay nasaraan 20h30 seen émission kennu askan wi jërë ngeen jëf mbokk yi.